Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Walfadjri dans le cadre des conférences que nous organisons ici à Medina Baye. En direction donc du Mawloud, nous parlons aujourd'hui d'un thème important qui concerne aujourd'hui le rite malikite et mais particulièrement l'apport de Maulana Cheikh Al-Islam Ibrahima Niass Baye dans ce rite malikite, également le support scientifique sur lequel donc Cheikh Al-Islam Ibrahima Niass donc s'est appuyé pour la propagation donc de ce rite malikite, mais particulièrement aussi son apport dans beaucoup de domaines et surtout dans le vote du code de la famille qui avait donc à l'époque dans les années 70 remué aujourd'hui toute la société, mais particulièrement donc tous les chercheurs qui devaient donc trouver un consensus autour de la question. Et c'est autour de ces 3 points donc que nous allons parler aujourd'hui. Et je suis donc avec Monsieur Alioune Diop, et lui donc qui est chercheur également et qui s'est intéressé à la question. Et Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir, c'est Ousmane. Voilà donc aujourd'hui quand on parle du rite malikite, je pense que Cheikh Al-Islam Ibrahima Niass Baye constitue donc une des figures incontournables puisqu'il a mené des recherches, mais aussi il a tout fait pour faire donc réussir la propagation de ce rite malikite à travers également la Oumma islamique. Mais aussi au Sénégal, il y aura donc des applications concrètes et qui sont là retenues par l'histoire. Et en résumé, donc, si on devait parler du rite malikite au Sénégal, comment vous allez présenter donc l'imam Malik à ses fidèles, particulièrement donc à ses disciples qui ont eu également à mener des recherches dans ce domaine? Merci beaucoup, Sidna Ousmane. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Louange à Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Prière et salut sur le meilleur des créatures, meilleur des prophètes, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah accorde sa satisfaction et son agrément sur le sceau des saints, Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, ainsi que sur son lieutenant absolu, le détenteur de la Fayda Tijani, je vais nommer Maulana Cheikh Al-Islam Haji Ibrahim, ainsi que sur ses lieutenants jusqu'à la fin des temps. Nous transmettons nos salutations et ziyar à notre calife, Maulana Cheikh Ahmed Tijani, qu'Allah lui accorde une longue vie avec une parfaite santé, à notre imam, à l'ensemble de leurs frères et sœurs, ainsi qu'à l'ensemble de la Oumma islamique. Nous vous saluons vous tous en termes de l'islam en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une opinion favorable à mon égard de la part des initiateurs de cette table ronde m'amène à m'entretenir avec vous sur le sous-thème la contribution de Cheikh Ibrahima Niass, comme vous l'avez souligné, dans la propagation du rite malikite. Imam Malik ibn Anas, aussi connu pour la dénomination de Imam Darul Hijra, aussi on l'appelait communément Imam Malik. Il fut un juriste musulman, un traditionnaliste, mais il fait partie parmi les fondateurs des écoles juridiques musulmanes basées sur le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'école malikite a fini d'étendre ses tentacules partout dans le monde, jusqu'au Sénégal et en Afrique, mais avec l'apport des guides religieux tels que Mam Haj Abdoulaye Niass, Mam Haj Malik Sy et Cheikh Ahmadou Bamba, qui s'étaient tous rangés derrière cette école qui fait que l'islam au Sénégal est essentiellement du rite malikite. Mais pour l'analyse du sujet, je voudrais d'abord montrer l'apport du Cheikh Ibrahima Niass dans la propagation de l'école malikite. Mais pour cela, il nous faut souligner son éducation et sa formation. Maulana Cheikh Al-Islam Haji Ibrahima Niass, il a été éduqué et formé dans l'école malikite qu'avait adopté même son père et guide Al-Haji Abdoulaye Niass le Grand. Cheikh Al-Islam, il a été éduqué et formé par son père et guide Al-Haji Abdoulaye. Il avait l'habitude de dire qu'à chaque fois qu'il faisait référence à son père, il disait mon maître et guide à chaque fois, à travers ses poèmes, recueils de poèmes, à savoir Dawawin Seyrul Qalb. À chaque fois qu'il faisait référence à son père, il disait
radiallahu an cheikhi wa muallimi ou bien walidi wa muallimi, mon maître et guide. C'est son père. Il a reçu toute sa formation de son père. Il n'a jamais reçu d'aucun enseignement d'aucune personne que ce soit. Il a été formé sur le rythme maliki, comme j'ai bien dit. Pour les arguments scientifiques de son ancrage dans le rythme malikite, après y avoir été éduqué dès sa prime enfance par son père, Cheikh Ibrahim Niass, ne s'est pas limité à la seule école malikite. Il maîtrisa en effet toutes les autres écoles juridiques, que sont, par exemple, les rites shafi'ites, hanafites, et j'en passe. Mais néanmoins, il adoptera l'école d'Imam Malik et en sera un éminent propriétaire partout dans le monde. Pour les raisons scientifiques, nous pouvons énumérer premièrement parce que Imam Malik était un savant respecté et imam Darul Hijra, ou la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore aussi, comme l'a souligné mon oncle et ami Oustaz Boukar Niang qui vient de sortir en Wolof, Imam Malik vouait un profond respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est jamais monté sur un cheval ou même un chameau sur le sol médinois, rien qu'il veuille ce respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maulana Cheikh radiallahu anhu, après avoir été étudié et maîtrisé l'ensemble des écoles juridiques qui sont tous basées sur le Coran, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rendu compte que celui de l'imam Malik était plus proche de l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, il y avait des convergences d'idées entre ces écoles. Néanmoins, il y avait cela. Mais Maulana Cheikh se rangeait directement sur le rite malikite. Pourquoi? Parce que son amour intense, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik suivait les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, raison pour laquelle le président Senghor, conscient de l'intérêt des musulmans, il a fait appel aux chefs religieux pour qu'ils se réunissent pour donner la position de l'islam, voire même la position du Coran et du Sunna sur le point. Cheikh Alioune Diop, je vous remercie. Je rappelle donc que vous avez mené beaucoup de recherches dans le rythme malikite et particulièrement donc sur l'apport de Cheikh al-Islam Cheikh Ibrahim Baye Niass. Aujourd'hui donc qu'on vit encore cette question qui retourne vers la société et qui part de la société à chaque fois et que la société doit être impliquée, on a vu que donc il y a eu une valeur ajoutée, particulièrement sur certaines questions qui se sont venues greffer aussitôt après, et il fallait donc adapter ça à la société et que vos points et vos centres d'intérêt donc ont porté sur cette question. Nous vous en remercions largement et merci également à tous ceux qui suivaient Walfadjri pour ce débat concernant aujourd'hui le rythme malikite au Sénégal, sa propagation et l'apport de Cheikh al-Islam Ibrahima Niass Baye. Assalamu alaikum. la
auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di rafet seen ànd ak rajo télévision Walfadjri ci waxtaan yi leen di jagleel ci wàllu gàmmo gi fii ci Medina Baye ñu ngi nag tey di waxtaan ak koo xamante ni itam ràññeeku na ci mbir moomu ndax itam ci gëstoom foofu la ko jëmee ci wàllu science islamique ñu ngi fi ak ki nga xamante ne mooy Ahmed Boucar Niang moom di gëstu ci wàllu science islamique di chercheur Ahmed Boucar Niang ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Seydou Ousmane maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu tamit téléspectateur télévision Walfadjri yëpp fu ñu mën a nekk ci àddina bi di leen ndokkeel ci fan yu tedd yi ci weeru yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne weer wi nii weeru yiw la weeru leer la weeru njub weeru gore maa ngi ci ndokkeel umul islam yëpp di ci jiital suñ kilifa gi Cheikh Ahmad Tidiane Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ak mbooleem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass gi di ndokkeel yi tamit kilifa diine yëpp fu ñu mën a nekk ak mbooleem humanité yëpp parce que yonent dëgg la jullit yi ñoo ko topp waaye lim liggéey ñëpp ñoo ko bokk ndax jàmm ji ci àddina bi tey ak leer ak dal gi ne ci àddina bi yëpp ñu ngi ko jëlee ci école am loolu daal moom laa doon am di ko tàmbale Cheikh Seydou Ousmane. kon Ahmed Boucar Niang tey ñu ngi waxtaanee ngir mi ñu duppee ngir Malick nga xamante ni itam école la boo xam ne référence la ci ay gëstukat référence la ci ay nit ñoo xamante ni itam jaar nañ fa bérég la ay questions sociales jaar fa bérég la ay questions yu bëri yoo xamante ne société bi yàggoon nañ di ci indi ay interrogation te amuloon ay réponse te loolu itam doon école boo xamante ne te yaatu na ci biir àddina si am waar woo xamante ne béy na ko fi. am loo xamante ni itam def na ko fi doxam nag ci ay siècle ci ay at di ñëw ba yegg si fii tey kon boo doon téere bilan aussi mu doon loo xamante ne bilan bu yaatu lay doon ci aspect yu bëri kon tey ñu bëggoon xam rek ci njëlbeen école boobu ñu ngi koy wax na xen école malikite yi boo ko doon tënk tey ci yan anam nga ñuy indil charte yi nga xamante ni itam ñoom ñoo ko sos. waaw jërëjëf Sidi Ousmane. mazhabu imaamu Malik muy école am. di ñu koy wax ci olof ngër mooy école rek te buñ ne école alxuraan li mu wax mu fës loolu ñëpp ci dëppoo dafa li mu wax mu leer ñëpp ci dëppoo waaye li nga xam ne nii moom fokk ñëw balalu ko xelaat ci toj xel yi pour génnee ci xam-xam génnee ci li nga xam ne mooy jubluwaayu lislaam loolu moom la ñuy tuddee ngër ci gàttal ci tënk lool ngër yi nag bëri nañ am na ngër yu bëri yu fi jaaroon njëkk ngëru Malick yoo xam ne dañoo mujj amuñ jeexit daanaka ñu mujj nëbbu ndax école ba moo taxaw doxul ngër yi fi des daal ci tënk mën nañoo wax ne yi ci gën a am solo ñu wax parce que boo demee ci chiite yi am nañ seen i ngër ñoom it ñu mel ni Ibadiyya yi boo demee fu mel ni Oman am nañ seen i ngër waaye daal yi ci gën a am solo gën a siiw ci ñun ci islaamu sunni mooy ngëru imam Malik ak ngëru imam Abu Hanifata ak ngëru imam Shafii ak ngëru imam Ahmed ibn Hanbal ñooñu ñeent yooyu ñooy ngëri école yi nga xam ne ñoo gën a taxaw école yooyu nag école bi ñu ci gën a itteel ñun mooy ngëru imam Malik yëpp itteel nañu sax ndax yëpp école yu baax la yoo xam ne nii yëpp boo ci roy yonent waaye ngëru imam Malik moo ñu ci gën a itteel lu waral mu gën ñee itteel dafa gënoon a itteel suñ mag ñi magu réew mi yëpp nag waaye rawatina borom jumaa ji borom pays bi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mu liggéey ci liggéey bu rëy bugg adhéré ci woon ni mu fekkee bàyyam mu adhéré ci fekk sëriñ Mawlana Cheikh Ahmad Tijani borom tariqa bi mu tënk mu adhéré ci moom tamit mu nekkoon ci ngër moomu ngër mi nag li tax Mawlana Cheikh Ibrahim jàpp ko ak mag ñi ñëpp bëri na bi ci njëkk mooy imam Malik moom dafa nekk imaamu daaril hijra maanaam moo doon imaamu Madina Munawwara ci xam-xam Madinatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nekk koo xam ne nii mbooleem saxaaba yi seen xam-xam bi tasaaroo woon ci saxaaba yi dafa dajee ci moom rawatina ñi ñuy tuddee fuqahaa sab'a nga xam ne ñoo incarné woon njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ko gënoon a dégg ci kaw suuf moom mu ñàcc ci ñooñu xam-xam boobu yëpp dajee ci moom imam Malik radiyallahu taala anhu mu nekkoon koo xam ne mën nañoo wax ne suufi la
maanaam tariqa feeñagutoon boobu tasawuf feeñagutoon tur yi moo feeñagutoon waaye tasawuf mus ta tàggali ko ak l'islam bu wér foo ko fekk rek da nga fekk mu nekk l'islam bu dëppoo ak tasawuf wax nañ ne mu tasawuf la boo demee ci téere yi bind ci tasawuf am na ku ñuy wax kawaakib ad-durriya fi tarajimi saadati suufiya nga xam ne tasawuf rek lay wax ak ñi ci liggéey da nga fekk imam Malik mu bokk ci ñi mu bind ci ñoom wane ne suufi la woon kon foofu yi tamit loolu boole nañu ak moom boole na ko ak suñ mag ñi su rawatina maanaam Cheikh Ibrahim imam Malik moomu nag bi mu nekkee Medina Munawwara dafa nekkoon ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba daan na wax ci tënk rek dama lay wax li tax mag ñi Malik ñor leen ñëpp leen ñor gaa waaye rawatina imam Malik laa lay wax waa mos nañ ko jox fas wu rafet imam Shafii di yéemu ci fas wi ne ko sa fas wi dañu rafetee mu ne ko jëlal ndax man dëkk bu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daan dëgg tànkam yu tedd yi man Malik du ma fa war fas di dëggee suuf soosu ak tànku fas fekk maa ngi ca kaw fas wa kon noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tolloon ci moom imam Malik bu daan jàngale xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay sangu sol yéreem yi gën a rafet sañse xeeñ parfum bi gën a neex bu ñëwee toog ci gàngu naayam gi kaalam googu dafay toog di jàngale xadis du gestu ndax mu ne dafay gëm ne buy jàngale xadis mu ngi ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne sax mus na toog di jàngale xadis benn jiit matt na ko fukki matt ak juróom benn 16 fois la ko jiit bi matt waaye yëngatuwul taalibe yi muy jàngal ñoo gis ne rek xar xanamam mu ngi changé bëtam mu ngi xonq ñu ne imam bi day xamuñ lu ko dal mais dama ne daal dafa am malaise waaye xamuñ lan la bi mu paree leen expliqué na leen jiite ko doon matt waaye mënutoon a yëngu ndax mu ngi jàngale xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nga gis ne loolu moo ko lié ak moo gën a lié ak mag ñi Mawlana Cheikh Ibrahim da doon wax benn wax mu ne moom yaakaar naa booba Cheikh Gassama rahmatullahi alayhi wa radiya an Mawlana Cheikh wa anhu moo daan wax ne moo ko doon laaj ci weeru gàmmu di ko laaj ba egsi ci Medina Munawwara ak Màkka bu ci gën ak jàkk ja ci Medina ak jàkk ja ci Màkka bu ci gën ci gàttal waxtaanoo gudd na du fi xaj waaye Mawlana Cheikh Ibrahim dafa wax Gassama ne ko Cheikh Gassama ne ko man daal bu ñaar di xëccoo ba ca gën a jege yonent bi man Baye Niass booba ma ñor booba ca laay teg sama loxo Medina moo ma gënal Màkka li Màkka di foor ci man ndax fa la sama soppi bi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tëdd bésu mawlid moo ma gënal laylatul qadri li laylatul qadri di foor ci man ndax bu taxutoon ak bésu mawlid ki ñëw ci bésu mawlid duñ xam laylatul qadri ba koy mën a xam màggaayam ndax alxuraan du wàcc te alxuraan bu wàccutoon duñ xam laylatul qadri foor naam foorut ak fooraay ba nu mu day ndax alxuraan mooy li ñu ko xamal te alxuraan ndab li ak kii nga xam ne moo ko taaw moo yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nga gis ne Baye radiyallahu anhu ak mag ñi ñëpp li leen animé ba dugal ba Malik ñor leen loolu ci la bokk ak yi nag ngërëm foofu lay daanelee ngërëm nekk ngër lu rëy loo xam ne dafa tegu ci xam-xam alxuraan ak sunna ak ijma yooyu moom mooy yi mu tegu ba pare ak qiyaas gannaaw loolu bu teg sa amut ñu qiyaas te mooy jéem a jël texte yi nal ko génnee ci dégg-dégg bi gën a dëppoo ak texte yi ak i tamit gannaaw qiyaas moom mu teg yu bëri bokk na ci istihsaan istishaab amul ahlul madina surtout amul ahlul madina moom rek ngay fekk ci ngërëm surtout boobu mu def ko ci yi nga xam ne ni daf koy jëfandikoo ngir mën a tirer leçon muy jëfi waa Medina Munawwara maanaam parce que waa Medina fa la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon nekk di jëf waa Medina di gis kon kenn gënu leen a xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey Baye Niass radiyallahu anhu tey kenn gënu koo xam war a xam waa Medina jógee ci àll ba tey boo ñëwoon Medina fii xanaa doo leen jàngal Baye boo ñëwee ñoo la koy jàngal kon moom mu ne saxaaba yonent bi surtout waa Medina Munawwara seen jëf moom daf ci tenir compte buy tëral texte wala muy masala wala muy arti masala ci tënk daal ngër yi li mu am ci ay maanaam kii ci yàlla def ngëru Malik potentiel bi ci ne xam naa du xaj ci waxtu wi yëpp waaye daal yooyu bokk na ci animé mag ñi ñëpp bañ daw utali ngër moomu noonu tënku ci terewul nag ku mel ni Mawlana Cheikh Ibrahim balaa maa ñëw ci loolu sama wax ne mbooleem mag ñi Sénégal ngër moomu moo doon seen ngër moomu lañ xamoon ñun Sénégal parce que ñun l'islam mu ngi dikkee Maroc gii la ñu jógee ak Algérie ñaar yooyu ñoo ñu jox jaar Chinqit jaar Mali Algérie moo jox Mali Maroc jox Chinqit jox ñi kon foofu la jaare te yooyu boo fa demee da ngay fekk ne ngëru Malik moo fa mus a nekk
kon moom moo cosaanu ci réew mi ci la mag ñëpp tënku woon moom lañ daan jàng ci réew mi yëpp Touba moom lañ fa daan jàng Kokki moom lañ fa daan jàng Pire ci ngëru Maalik lañ daan jàngale li ñuy jàngale ci diine yëpp ak feneen Fuuta foo mën a dem ci mbooleem centre islamique yi ci Sénégal ngër moomu ci lañ daan jàngale li ñuy jàng loolu indi woon benn déggoo ci biir mag ñi école yi parce que ki jàngee Kaolack école Kaolack ak ki jàngee école Pire wala Kokki wala Touba wala feneen bu ñu dajee dañuy fekk ne seen connaissance benn la seeni référence benn la loolu yëpp ngër mi indi woon na ko fi mag ñi liggéey ci liggéey bu rëy maanaam Cheikh Ibrahim mais surtout moom mu ngëru Malick ñoroon ko lool ci la tënku woon bu baax a baax xam naa bu fekkee xëy na dugg nañ ci biir waxtaan wi parce que maa ngi wax rek te xaw ma yow bëgg la wax nga ko di ngëru Malick boobu. boo koy seet aussi mën nañ ko méngale ak sàq boo xamante ne. ay aqiqa yu bëri la indi. waaye mu mel ne aussi texte yooyu. yaa ngi wax ñu ngi ko doon méngale ak ñu doon dund ca Médina waaye dafa mel ne aussi dañ ko méngale d'une manière générale ak société bi. waaw dafa ngëru Malick bokk na ci yi nga xam ne ràññeekoo na ko muy ay jagle yu ko yàlla jagleel moom ngër bi mooy gannaaw dëppoo bi mu dëppoo ak alxuraan ak sunna bokk na ci waaye gannaaw loolu tamit ni muy tenir compte ci intérêt nit ñi masaalih naas muy dafay bàyyi xel intérêt nit ñi ak aadaay nit ñi ak gis-gisu société bi loolu bokk na ci yi nga xam ne ni moo taxoon muy ngër boo xam ne moo doon ngëru mag ñi yëpp fii nii comme ni ma la ko wax Baye waaw Mawlana Cheikh Ibrahim bu ma ñu bëggee ñëw ci tënk ci moom ak ngër mi wax naa la ne la ñoom borom gàmmu gi rek moo leen animé waaw foo gis ñu daw utali fa rek borom gàmmu gi lañ fay seet waaw surtout moom Mawlana Cheikh Ibrahim ndax nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ilayka wa illaa fa rakaay bu lam tasir soo ma gisee may takk samay gawar moo xam avion laa war moo xam oto laa dugg bu ma jaaree Dakar mbaa ma jaari Paris mbaa ma jaari Xaayra fu ma mën a jaar xamal ne Medina mën a war rek laa jëm foo ma gis ma toog yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek moom laa fa toogandoog tooguma ak keneen bu ma toogee chef de taille moom laa toog ak bu ma toogee ku ma mën a toog rek maa ngi toog yonent bi su may wax yonent bi moom laay teewlu ci li may wax su may jëf moom laay teewlu ci may jëf kon ñoom yonent moo leen animé woon te ngëru Malick dafa nekk ngër li nga xam ne mooy ngër li nga xam ne moo dëkk Medina ak yonent bi cité bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëdd dundoon fa mu fonkoon ngër li ndax baayam Mawlana Hadj Abdoulaye Niass daf ko jàngal ngër li maanaam njàngam mu njëkk moom Baye Niass radiyallahu anhu mu ngi nekk ci ngëru Malick ndax mu ngi jàng Laxdari yu risalat ibn abi Zayd al-Qayrawani Izziya Misbaahu Salik ba ngay àggee lawal saani ak saani yooyu yëpp ci ngëru Malick la ko jàng kon njàngam mu njëkk loolu la formation am li ci jiitu loolu la baayam formé ko ci te baayam ci ngër moomu la tënk woon ak mag ñi ñëpp ci réew mi waaye gannaaw loolu moom sax balaa maa ñëw ci loolu bi mu dem na ba Màkka ci tukkeem yooyu mu daan dem Màkka benn journaliste bu ñuy wax Abdul Karim Niyazi di def ak moom benn entretien posé ko question ne ko ci ban ngër nga tënk mu ne ko ana ala mazhabi imaami daaril hijrati wa aqidati ahli sunnati man maa ngi ci ngëru imaamu borom xam-xamu Medina Munawwara yëpp fa sama sopp bi tudd yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam maa ngi tamit ci pas-pas ci wàllu pas-pas maa ngi ci pas-pasu ñooñ aqida al ashariya muy aqidatu Abul Hasan al Ashari te loolu ci la mag pas-pas boobu ba tey mu ngi ko bokk ak magi réew mi yëpp kon loolu daf ko wax mu confirmé wu mu wax ko ne ko maa hiya masadirukum allati tastaquna minha yan référence ci ngeen di dellu ci diine journaliste bee ko laaj te Màkka la ko waxee te Màkka ngër moomu tasaaroowut fa lool beneen ngër lañ gën a jox gëdd waaye bàyyi nga gis ne ni mu ñàkkee complexe ak ni mu amee principe mu wax ne man ci ngër loolu laa tënk parce que moom nga ñàkk bokk ak moom lim nekk du tax mu nëbbu la lim gëm moom noonu la meloon mu wax loolu te ba mu koy wax ci biir Màkka la koy waxee mu ne ko man préférence yi nga xam ne ci laay dellu ci diine mooy fiqhil maliki noonu la ko Baye waxee defe naa suñ mbokk Baye Thiam Zeyna def na benn téere 25 ans gannaaw Baye Niass mu ngi ko tuddee xam soo ishrina aman ba'da rahili Mawlana Cheikh Ibrahim Niass boo demee da nga ci fekk entretien boobu waaw mu wax fa ne mu ne ko fiqh Malik téere yu mu lim la ko tuddal ca Makka ne ko nag surtout mu watta u imam Malik nga xam ne imam Malik ko bind te mbooleem téere yi ngay dégg mu watta aat yi ngay dégg yëpp gannaaw gi ci yeneen écoles yi boobu moo leen jiitu te ci lañ imam Malik bu ko bindee daf koo sànni ci géej ne óoluwut
di ko fi bàyyi muy tasaaroo nit ñi di ci roy jàngee seen diine te xamul ndax lim bindu wér na mu sànni ko ci géej ne bu tooyee mu bàyyi ko mu déeg bu tooyut nag mu xam ne lii yàlla ànd na ci benn tooy téere boobu Mawlana Cheikh Ibrahim lim na ko ci ay référence am ne bokk na ci référence yi mu doon sukkandikoo waaye nag terewul gannaaw loolu dëgg la imam mazhab Malik la njëkk a jàng mazhab Malik la doon jàngale fii ci darsom bi fii ñim formé ñëpp moom la leen njëkk a jàngal waaye ngëru Malik ci la tënku waaye terewul dafa xam yeneen ngër yëpp mboolem ngër yi la pegg moom Mawlana Cheikh Ibrahim parce que loolu mooy permettre aussi nga mën a def comparaison bi. waaw sepp li nga xamante ne moo ci jëriñ parce que booy wax aqiqa yoo nga doon wax itam. dafa mel ni ñu ngi doon servir umma bi waaye lu mën a servir nation la léegi ci contexte yu ñu nekk ci wàllu loi ak yooyu jëm ci wàllu famille. dëgg la parce que moom. day dox boo xam ne ci diine dafa bàyyiwul dara l'islam la ndar képp wax naa la léegi ne la ngëru Malik ci la nekkoon waaye dafa xam ngër yi ci des xam école yëpp. xam xadis alquran nee na kenn gënu ko koo xam ak sunna ci kaw suuf si te du waxantu moom ma wax loolu te ku ko xam wala nga ñëw seet li mu bind da nga xam ne li mu wax dara du ko dindi kenn gënu koo dégg nee na alquran ak sunna loolu yàlla ko defal kon waaye terewul mu xormaal Malik te ba xormaal ko ndax fekk na ci baayam fekk ci sëriñam fekk na tamit ne lu muy lu baax ndax moom nee na même baayam li muy respecté baayam bu fekkoon li baayam nekkoon yar ko ci dara uute ci ak xam-xam alxuraan ak sunna mu ne daf ko fay teg da koy teg côté waaye mu fekk muy lu baax mu ne ci waaye terewul mu xam yeneen ngër yi comme ni ma la ko waxee ndar képp leen xam xadis lool xam alxuraan lool ci biir loolu foofu liñ ciy déggee mooy ne ngëru Malik la daan fëtuwaayee moom it moom Baye radiyallahu anhu am na téere bu mu bind haarin ila adami wujubi zakati haarin téere boobu mu ko bind ci ne gerte waruñ koo génnee asak ndax débat la woon fii ci école yi benn temps moom mu wane ne waruñ koo génne asak waaye boo demee ci téere boobu ci tënk la fa bàyyi wax yëpp mooy dafa def fatwa maam ubbee ci li ñuy tuddee mashhuru mazhab Malik nga gis ne ci ngëru Malik la doon ubbee mu ne parce que Malik espèces yi mu fi bàyyi 20 fukk la 20 gerte bokk ci alxubub 20 mu ne nag bokk ci cacao wala fuul soudan yi wala gerte sa tuddee ko nu la neex nee na moom fekk ko ci yooyu Malik bàyyi fi kon moom du uutee ak ngëru Malik mu ne kon nañ ko ñàkk asakal nga gis ne foofu dafa tënku ci ngëru Malik am na jigéen bu ñëwoon fii nii naar la Mauritanienne la ñu mayee ko fekk ndeke mu ngi ànd ak ëmb te ki ko takk xamul ne mu ngi ànd ak ëmb gannaaw gi ñëw mu feeñ ne biñ koy mayee fekk na mu ngi ànd ak dara jëkkër ji laab lu wutoon avant mu koy takk mu ñëw laaj benn borom xam-xam bu mag ci Mauritanie waaye taalibi Mawlana Cheikh Ibrahim la allaama bu mag la ñu koy wax Hassan defe naa boo demee ci téere baay bi ñuy wax bayaan wa tabiin ani tijaani wa tijaaniyin moom bind na fa benn kii bu am solo participé na ci téere bi Hassan moomu la posé question bi fii ci Medina ne ko waaw sama sëy bii nii ndax sëy bu l'islam validé la wala dafa l'islam nangu ko damaa war a tas wala nangam Hassan ne ko man de li ma gis ci ngëru Malik mooy ne sëy bi mënta baax parce que dafa war a araam goo xam ne dafay dappetu te abadat xurmatuha loolu la fuqaaw yi wax waaye nag mu ne ko man nag bëgguma ubbee ci pee Baay Ñas ko am ni Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Ñas demal ci borom néeg bii nga xam ne moo raw ñu weex ak ñu ñuul nga laaj ko masala bi lu mu la wax daal jàppal ci loolu mu ñëw ci Baay radiyallahu anhu ne ko te abadat xurmatuha dégg nga bi wat in ana la ufti illa bi mashhuril mazhab ne ko boo demee yow soxna si na nga xam ne sa sëy bii kat xaraam gu dappetu bu fekkee ne ci chartam ne bu fekkee sa jëkkër ji dugg naag yow néeg bu fekkee duggugut ak yow néeg nag loolu leneen beneen wax la kon loolu yëpp dama la wax ne la mu ne waaye li mu ci teg mooy ana la ufti illa bi mashhuril mazhab man du ma ubbee lu may ci ngëru Malik la ca gën a siiw mashhur mooy la gën a siiw bokkut ak raajex moom mooy li ne ca mu dowwa naag ne ca téere fiq téere mazhab bi waaye mashhur buñ ko waxee mooy li gën a siiw nga xam ne ci la Malik nekkoon waaye nag yooyu nag léegi dañu am convergence d'idées fu ñuy tase wala dañu mos di féewaloo rek nga wax ne ñoom ñëpp déggoo nañ uute bi ñu uute daal amul solo parce que tamit ñun ñu ngi oote pour ngëru Malik boobu nga xam ne mooy suñu héritage moom lañ fekk maam yeeg baay yi nekk ci te moo tabaxoon Sénégal gii moo indi woon déggoo bi ne woon ci kër yi ak ci doomi soxna yi ak ci diine ji l'islam bi ñu doon pratiquer du am wuute ñun ngër moomu la ñuy oote pour ñu dellu ci autorités yi loolu lañ bëgg ñu dimbale ci kilifa yi loolu lañ bëgg ñu wax ci pour ñu dellu ci loolu parce que léegi ngër yaa ngi jógee fu ne di ñëw ci réew mi
te loolu mën naa tojum réew te ngër yi terewul nag contre uñ benn ngër yëpp lañ xormaal. waaye bu tënku ci asalaam racine waaw jàmm ji nga mooy suñ cosaan sax cosaan doo ko yemaleeg li nga xas mos mu jig la tabax sa réew amul ak li nga xam ne nii miinuloo ko loolu la moo tax ñun dañuy respecté ngër yëpp waaye ngëru Malick lañ bëgg mu nekk ngër mi nga xam ne mooy nekk ngër mi nga xam ne état bi moom la ñuy dooleel réew mi ci la ñuy delluwaat terewul nag ñu respecté ngër yëpp respecté ku nekk ci beneen ngër parce que Baye radiyallahu anhu noonu la meloon Malick sax day uuteeg moom léegoo léeg parce que cheikh am sëriñam Cheikh na Tidiane moo ko njëkk a def Cheikh Tidiane radiyallahu anhu buy wax bismillahi rahmaani rahim ci julli di ko wax basmala loolu imam Malick d'accord ci daf ko sib waaye moom bi mu ñëwee leer gu ko yàlla may parce que ñoom tënku biñ tënku ci ngëru Malick terewut tamit yàlla may na leen leer ak dégg wax naa la sànq ne Baye nee na radiyallahu anhu kenn gënu ko dégg alxuraan ak sunna léeg-léeg mu uuteeg Malick moom Baye mi raful malam boo ci demee da nga gis fu mu uutee ak ngër mi lu bëri bokkut ak li ma la wax ca téere bi léeg-léeg mu uteeg Malick day indi valeur ajoutée ci li nga xamante ne moom la wax day indi léeg-léeg mu ànd ak Shafii parce que Mawlana Cheikh Ibrahim mujtahid la mutlaq maanaam kuñ boyal la ci diina ji du wut ku benn école di tënk moom yonentu Yàlla Muhammad rek ko mën a tënk ak alquran keneen ku du yonentu bi sallallahu alayhi wasallam tey mu ànd ak yow bu ëllëgee mën naa gis ci wax yonentu wala alquran lu gën a dëgër li nga wax mu ànd adhéré ci loolu terewul nag day na Maliki la loolu la wax ñun nag dimbale ay ñuñ nguur ci ay jamono ci seen i textes yu jëm ci njaboot gi wala ci umma gi te est-ce que intégration boobu nga xam ne leen waroon boole ci mbir mi est-ce que loolu mu ngi am pour mën a dëgëral li nga xamante ne day delluwaat ci askan wi te askan wi tam mooy diine ji am na lu ci mag ñi tàmbale woon Ousmane liggéey bu am solo waaye ñu ngi vraiment interpeller état bi pour ñu dellusiwaat ci parce que code de la famille bi defe naa 1972 la woon boobu premier ministre mooy président Abdou Diouf Senghor santoon ko mu toog ak mag ñi pour ñu étudier code de la famille boobu pour xool ci ngëru Malick ak ci islam bi nga xam ne moom lañ jàng ñoom mag ñi nuñ ci mën a indee ay at yoo xam ne dina gën a dëppoo ak réew mi ak diine ji cosaanu réew mi ak diine ji nga xam ne ci la ñuy ëpp ci réew mi nekk tënku mag ñi liggéey ci liggéey bu rëy président Abdou Diouf doon ko présider defe naa wax na ci wax bu seede bu rëy ci Mawlana Cheikh Ibrahim xëy na suñu jarbaat Aline Diop bu ñëwee moom mi nga xam ne mu ngi amee version française bi dana la indil la mu wax ci gàttal wax na ne Baye daal ci connaissance am bu yaatu ak njàmbaaram ak xalaatam yu rëy ci lañ génnee ci débat boobu da ci ëpp taxawaayam ca def yu ràññeeku la malgré ne nag ñu ngi suivre bu baax ñun ñuy wax nettali code de la famille boobu léeg-léeg ak ñi ciy bind ci Sénégal dañuy nëbbu loolu te dëgg kenn waru ko nëbbu ci gàttal daal li may tëjee foofu noonu bu fekkee ne waxtu bi dafa mel ni maye na ko waaw waxtu ma tënk mooy ne mag ñi daal ngër moomu lañ xam réew mi moo fi cosaanu ngër moomu école boobu waaye terewul nag dañuy xormaal école yëpp parce que wuute bi daa ma koy laaj sànq ay détails rek la waaye li ëpp solo l'essentiel déggoo nañ ci te mag ñi dañ daan seen jàngale li ci fiqul Maalik am na lu ñu daan jàngale lu am solo mooy wayajibul imsaaku amma shajara baynahum mooy saxaaba yi li doxoon seen diggante ci ay wuuteeg ay jàppante waruñ di ko nettali ndaxte loolu dafay indi xolu nit ñi julli di lay yëkkati ku ne am foo far parce que nit bu ñu la nettalee rek foo nga far Baye radiyallahu anhu bu daan gàmmu fii foofu laay daanelee daawoo dégg musuma koo dégg ci gàmmam mi kaset yaa ngi nii te ñi may déglu it xam nañ ci dara fu mu waxee ci Sufayt Safin maarakatu Safin du musu ko nettali jëmal musu ko nettali te xam nga ne dafa ndar képp loolu méthode la woon pour wax l'essentiel li gën a am solo mooy luy boole xeet wi léegi nag da ngay dégg gàmmukat yeeg waxkat yeeg ñi jàngee ci réewu arab yi ñëw bëgg a toj réew mi di nettali yoo xam ne amul benn solo parce que nit ki boo ko waxee yooyu foog mu far te yooyu mooy indi tojante bopp yi waxu mer daawuñ ko wax ñoom loolu seen méthode loolu maa ngi ci oo ñëpp waaw fàttali yow chercheur nga di gëstu ci science islamique te yaa nekkoon suñ gan ci waxtaan bi nga xam ñu ngi ko amal ci Medina Baye jëmale ci gàmmu 2015 wasalaam ñu ngi leen di gërëm di leen sant la
لا إله إلا الله